7h42 sunu gan Oumar Cissé bokk ci association des commerçants et industriels du Sénégal nu ngeen ko tuddee sax ACIS noonu la ACIS ma ngoog benn ci mbootaay yi kon commerçant yu Sénégal di gërëm Georges de ci Diop mi ñu fas yéene dal ci waxtaan wi sa dëkk fii nag dafa tombeek xibaar bu ñuy laam-laamee démb ba léegi UNACOIS di beneen mbootaay boo xam ni yéen a seq marché bi ñoom nee ñu nguur gi dafa am mébatu yokku l'impôt bi ñu leen teg ci bénéfice bi ngeen di am loolu nag leerul bu baax ci bopp nit ñi lu mu doon dëggantaan. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Babacar Fall ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu sa auditeur yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu commerçant yi rawatina membre yi nga xam ne ñoo bokk ci suñu mouvement bi di suñu association bi di ACIS association des commerçants industriels du Sénégal. waaw xabaar bi ñoo ko déggandoor ni nga ko waxee exactement noonu la am nañ mébatu yokk impôt ba ngi xam ne moom la ñu am ci bénéfice bi loolu nag xaj na lu bees la ne waaye yokk moom yàgg naa am ñun commerçant yu sonn nañ torop fay na ñoo parce que li ñenn ji njortakal laam-laame mooy bu ñu yokkee l'impôt bi ñu leen di teg ci seen i bénéfice da ngeen fas yéene yokk marchandise yi. évidemment xam nga ne bu ñu la yokkalee li ngay jëndee faaw rek nga yokk li ngay jaayee pour nga mën ci génn donte fii ci Sénégal nag problème bi gën a mag mooy yokk loolu mooy problème bi surtout su fekkoon ne nit ñi dañu mën a suivre yëg ni lii du dépendrul ci yow du yow yaa ko jël unilatéralement du am jafe-jafe. mais problème bi mooy dërëm dong boo ko yokkoon tey coow li na kur. yéen kay xaaru leen l'impôt bu yokk ngeen yokk marchandise yokk moom ci ngeen dëkk li ngay jàmbat nii yéen a ko jiite. yokk sax sa cheikh bi léegi dafa mënatul a am ci commerçant sénégalais yi xam nga ñun fu ñuy tendre jëm nga baal mais vers la faillite pourquoi je m'explique dafa am benn affaire boo xam ne moo ñu dal te mi ngi commencé jël ampleur yoo xam ne buñ ci toogul waxtaan fi muy mujjee du neex ci kenn du neex ci sénégalais yi du neex ci même ñi jiite mooy ce qu'on appelle la concurrence étrangère déloyale bi nga xam ne moom la ñuy subir actuellement àgg na foo xam ne benn commerçant sénégalais bu mën a concurrencer étranger yooyu amatul. donc balaa ngay wax ngay yokk. chinois yi ngeen doon wax léegi yokk ngeen ci indien yi. évidemment Babacar su ma la waxee tey ne la ñi nga xam ne ñoo nekk ci sous le secteur jaay karo actuellement li wóor mooy lii su perdurer ñu bari danañ fi jóge xam nga concurrence déloyale rek doyoon na nga dem Chine dem jëndi sa conteneur ki la jaay chargé 10 wala 20 conteneurs topp sa ginnaaw. kooku mënoo ko concurrencer mënoo jaay ak ndoor ak moom c'est pas possible sooy jaayee dërëm muy jaay genn wàll yematuñ ca nag ci yëpp 10 conteneurs topp sa ginnaaw sa benn conteneur mais dañoo nag léegi ñëw installé ci dëkk bi ubbi fi usine c'est bien dañoo bëgg un pays industrialisé mais nañ ko réguler nga ñëw ubbi benn usine ci dëkk bi nekk producteur bëgg a nekk distributeur. donc ça veut dire quoi lim lay jaay à l'usine mën na ko sax jaay moins sur le terrain xoolal actuellement demal Sandaga boo xëyaan lundi mardi mercredi weekend bi semaine bi da ngay gis étranger yi di ñëw Mali Guinée macha allah région yi mais actuellement kenn ñëwatul lu waral loolu parce que ñëw nañ def benn politique boo xam ne nii fi muy teeree ji mooy ku doon jaay karo moom da nga defi leneen. boo doon wanteer karo bi 1000 francs doo ko jaay parce que tout simplement am nañ seen i boutique témoin am nañ seen dañuy jël léegi ay oto dugg ci région yi naan lu ñu lay jaayee karo le mètre carré nga ne nangam mu ne dinaa la ko jaay nangam dinaa la ko indil quand même industrie du doxee noonu loolu nag ñu ngi ciy interpeller état bi boo demee ci le secteur tissu également c'est la même chose indien yi c'est le même cas barki démb xaw ma dégg ngeen xaw ma dégg loon marché HLM amoon na
daje bu xawoon a am tuuti ak commerçant yi nekk foofu noonu di jaay tissu. mais lu jëm ci impôt yi ngeen di wax di ko ñaawlu njort ne pas njort ndax gëm ne buñ ko appliqué dana yokk li ñuy jëndee yenn denrées yeeg lu ni mel ak yu bëri est-ce que gisu leen ne xëy na c'est une façon pour autorités yi ñu yokk détourner ko. c'est-à-dire au lieu ñoom ñuy jël dogal ne xëy na yenn kii danañ ko yokk pour amaale koppar jaarale ko ci jaaykat yi. waaw yokk moom xam nga bu ko état defee rek mooy am na lu muy wut bëgg a wax ni dafa bëgg a yokk impôt yi pour jaarale ko fa moi je pense que xaalis la ñuy wut rek xaalis la ñuy wut nuñ ko mën a amee baax na xam nga yokk bi ñi ngi wax ci impôt sur les sociétés mais bu yàggul. def nañ fi benn mouvement génn lan moo waraloon mouvement bi yokkute la woon ci ay valeurs correctionnelles yoo xam ne la ñu wax ne la ñuy indi la douane. moo waraloon ngeen tëj seen cantine fan yële mais moo waraloon ñu def 72 heures de grève yi mais yokk boo xam ne nii la woon loolu moom du yokk yooyu loolu moom xaw ma nu ma ko mën a tuddee conteneur bu la doon coûter 5 millions nga bëgg ci fay 10 millions 12 millions loolu moom du yokk loolu moom leneen la alors que voilà beaucoup de commerçants dañ ci sonn perte ci xaalis bu dul jeex parce que démb rek maa ngi waxtaan ak le président mais rien que magasinage rek fay ko nañ ko ci plus de 10 millions. mais jamono ji ñuy wax ay marché commun CEDEAO ak ZLECA est-ce que impôt bi ñuy yokk am na ci yeneen réew ya. waaw li nga xam ne mooy gëstu yi ñuy joxe li wér mooy nag Sénégal moom wax dëgg yàlla sur ce plan moom xaw nañoo joggati gars yi boo xoolee par rapport ak li xew ci yeneen réew yi xaw na joggati gars yi raw nañ leen as lëf ci li ñuy teg ci bagage yi beneen bi mooy ni ñuy protéger seeni secteur privé seeni commerçant ak li nga xam ne mooy ni ko Sénégal yi defee des na. je prends le cas xam nga sànq ñu ngi doon wax c'est un cas très intéressant man jàpp naa ne sax loolu moo gën a am solo ci émission bi mooy gis nga concurrence étrangère déloyale bi j'insiste je persiste que su continuer nii waxuma la mbëkk gaal gi mais dinañ mbëkk ciel bi pour wuti lu ñu am te du sotti te encore une fois le secteur informel bi ñu nekk xam naa itam waxi commerçant la rek. déedéet je suis désolé. maanaam li ma la koy jaay li ma ko jëndee ëpp na fuuf li ma la koy jaayee xeet googu. non xam nga man li ma bëgg a wax du question sax jënd ak jaay xam nga balaa ngaa wax di ma ko jaayee cher naag day fekk nga mën a jaay xam nga ki xëy ubbi boutique am suba ba ngoon jot gisu ko ne ko ñaata mais kooku mënul jaay lu cher wala lu yomb da ngay mën a jaay ba pare ñu soog a xool li ngay jaay ndax cher na wala cherul problème bi mooy da nga mënatul jaay demal Sandaga wallahi lu bari ci ay magasin tëj na te un secteur boo xam ne comme le secteur informel. damay li ñu gis sëñ Cissé mooy Sandaga ngi xumbaay googu. non Sandaga dama lay jox rek kii laajal taximaan yi bu njëkk boo waxee Sandaga laa jëm Rufisque boo ko fay junni du dem actuellement boo demee da ngay dox nu la neexee gaara nu la neexee parce que li ma la wax la sous région bi doon ñëwatuñ les régions yi nga xam ne ñoo nekkoon ci. les autres régions ñoo doon ñëw fii bu fekkente ni njaay mi doxatul. mun leen ko rek wékk ay chinois ki indien yu dugg ci marché bi commerçant sénégalais itam ñu ngi fépp ci àddina ci yeneen marché yeneen réew du noonoom. li xew Sénégal ñënd ak njaay ci àddina kay noona. tey mais li xew Sénégal xewul benn réew Chine googu ngay wax tu n'oses pas nga jël benn table nga xalaatoo ko. gis nga li ñuy tuddee bëgg naa foofu lay interpeller état bi li ñuy tuddee société étrangère de droit sénégalais il faut ñu xoolaat ko. mais loi moo mel noonu. waaw mais loi la amul benn loi bu parfaite soo tegee loi bi gis ne résultat yi mu joxe baaxul mais dañoo war a toogaat autour d'une table ñu corriger mais loolu la mais doo jël benn affaire rek teg ko ne loolu la du noonu donc li ma bëgg a wax mooy concurrence bi am nii. j'insiste là-dessus gis nga ñiy jaay caro ak ñiy jaay tissu ak yeneen secteurs yi nga xam ne mi ngi ñëw ndànk-ndànk parce que début bi demeewuloo noonu d'ailleurs pour wax la ne c'est une politique boo demee ambassade Chine ni ñu doon joxee visa yi léegi wàññi nañ ko y a une politique derrière mooy lan lañ bëgg mooy que Sénégalais yi ni ñu doon demee Chine di jëli bagage di ñëw wàññeeku pour que ñoom ñu mën a ñëw mën a installé wu bu baax a baax moo tax ndànk-ndànk lañ koy def gis nga loolu bu ci état bi bàyyiwul xel askanam lay nappaaje. mais yéen commerçant yi itam est-ce que pour prendre les devants est-ce que jarul itam yenn saa yi ngeen di organiser wu di taxawal yenn affaires yi ndax yem ci njënd meeg njaay mi rek di am ay bénéfices te doo jéem a évoluer loolu du la yóbbu fenn. Georges Déthié, c'est une très bonne question que j'aime bien
loolu moo waral ACIS juddu ACIS dafa juddu yàggul ça fait pas encore 1 an mu regrouper ay commerçants ak ay industriels yu nekk dans le secteur formel comme dans le secteur informel mais ñu ne ñun dañoo bëgg a am une autre vision du mouvement associatif nekkul rek ay commerçants yu dajale parce que tam quoi que l'on puisse dire commerçants yàgg nañ fi mais loo xam ne def nañ ko tey jëmbat ko muy loo xam ne nii njëriñ la dépassé leen ñoom nga xam ne askan wi yëpp ciy jëriñu mais véritablement gisaguñ ko te nag wax dëgg yàlla commerçants yi industriels yi waroon nañ mën a booloo def fi loo xam ne état sax defu ko sur le plan social donc ñun bokk na ci suñu juddu mooy ñu war a xool nu ñu booloo nekk benn teg fi loo xam ne wax dëgg yàlla danañ ko mën a jébbal askan wi ñu mën ko apprécier damay wax ni ñu ngi wax Auchan dégage ñu ngi wax nangam d'accord li wóor mooy amul benn lu muy profiter ci commerçant sénégalais bi au contraire da koy rey mais bu ñu waxoon nañ fi jóge luñ fi teg nit soo ko naan bàyyil dara da nga ko naan jàppal ci dara. mais bokk na ci leneen gaañ itam. mooy ñàkk qualité ci produit yi ngeen di jaay ak qualité service ci boppam ndax yor table wala puqus toppatoo woo ko wala yor boutique mu melokaan bu jéggi dayoo ñiy jënd seen xaalis lañ yor li leen yitteel mooy am lu baax te jaaykatu Sénégal moom xaw a sàggane liggéeyam tuuti ci wàll woowu am déet. loolu moom dëgg la fi ñu toll nii wax dëgg yàlla ci commerce waroon nañ fi romb waroon nañ commerce boutique boo dugg doo envier beneen boutique booy dugg à l'étranger wala feneen ci yeneen pays yi nga xam ne moo ñu jege moo tax ACIS juddu pour nag commerçant yooyu mu dajale leen par des formations ci ay waxtaan ci ay échange ñu xool nu ñuy weesoo fi ñu nekk même marché yi ni mu nekk nii ba léegi xam nga ne nekkul ay marché yoo xam ne wax dëgg yàlla am na ci marché yoo xam ne marché la yoo xam ne boo fa duggee da ngay waaru je prends le cas de Thiaroye. mais yan jéego ngeen tegagum. ndax gis nañ déjà dans un autre domaine ñi nga xamante ne ñoo di investisseurs yi ñoom am li ñu fi teg ni ñoom genre booloo ngir gagner yenn marché yeeg yu ni mel est-ce que déjà yéen commerçants yi tegagum ngeen ay jéego ci wàllu woowu ndax boo leen toogee di xaar itam ñeneen ñi di ñëw. le terrain. tout à fait loolu moom laa la wax ne la ñu ngi ci parce que ñun nag bi ñu juddoo wax dëgg yàlla dafa yàggagul ça fait pas encore 1 an 6 8 mois lañ tollagum ñu ngi structuré foofu la ñu jëm moo tax ñuy woo autorités yi yu mel nii ñu ci woo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans le secteur parce que tam nag. yéen kay xanaa bi ngeen sosoo moom diir mbagg une quoi moo leen tax a jóg rawatina te waaye nag daa mel ni doole yemul de. doole yemut wax nga dëgg waaye yaakaar naa ne suñu journée bi ñu génn wane na ko bi ñu décrété suñu mot d'ordre grève bi dañoo waxoon ne du sotti mais mujj nañu woote fu nekk di wallu donc li ñu bëgg a wax mooy ACIS ñun loolu taxuñu jóg. macha allah def nañ seen li ñu waroon def wax dëgg yàlla liggéey nañ am na lu ñu def nag ci commerce bi. waaye quoi loolu moo wax dëgg yàlla dañ koy reconnaître waaye nag am nañ ay limites quand même te it représentativité bi nga xam ne moo waroon a am moo dese woon ACIS nag li ci fort mooy ñi fi nekk c'est de jeunes commerçants actifs koo ci gis day xëy di ubbi buggitam di ko gont di tëj wala muy dagg bi yam di voyager di ñëw kooku il est dans le secteur et au cœur du secteur xam na fépp fuy métti te it lu mu la ci wax rek téere la bokk la koo xam ne mi ngi woon ci commerce bi bàyyi na ko léegi mi ngi ci leneen nekk ci ay poste kooku dëgg-dëgg léeg-léeg pour mu taxawee ni mu waroon taxawee voilà dana xaw a manqué alors que yàlla dañu bëgg a wax rek nii wujjewuñ kenn tool bi yaatu na yaatu boo xam ne ACIS na ci bay waaram ba jógee fi te du jeex li am solo mooy bu fekkee réew mi rek moo ñu tax a jóg muy ma Babacar muy ACIS muy Georges Déthié lu waay yëkkati te réew mi rek tax bu fekkee patriote nga ñëwal jàpp ci loolu jëm ci kanam loolu moom mooy li nga xam ne moom moo war a am moo tax ñun amuñ xàjj ak seen bu ñuy jóg ci mouvement wala ñu dégg na problème am na commerçant bu mu mën a doon tu es membre ou tu n'es pas membre na nga nekk commerçant ñu ñëw ànd ak yow taxaw ba sa mbir réglé wu su ko defee nga baal ma Babacar dañu jàpp rek ne ñun li ñuy bàkkee mooy dañuy laaj condition yoo xam ne dañuy tax ñu gën a mën a gagner ak lu mel noonu non ACIS loolu taxu ko jóg ACIS dafa wax ni gis nañ ni dëkk bi am na insalubrité gis nga bi ñuy waxtaanee loolu boobu président décrété gul journée bi nga xam ne mooy bi ñuy def samedi bu jot ci le premier samedi du mois pour nettoyer dëkk bi dañu wax ne marché yi la fa nekk léeg-léeg jaaduwul
responsabilités nag les responsabilités sont partagées. am na loo xam ne c'est l'État am na loo xam ne c'est les commerçants. jëlal le cas de Thiaroye maa ngi koy wax sànq. foofu c'est un véritable danger de santé publique. gis nga boo demee ci yoon boobu nawet da nga naan fii nu fu nit mën a nekkee waxuma laa di fi jaay lu ñuy lekk am na ci loo xam ne c'est les commerçants am na ci loo xam ne nag la plus grande partie incombe à l'État. acompte bi dañ koy yokk tey mu nekkoon 3% déjà su ma juumut nga ne ñi nga xamante ne moom mooy concurrence déloyale yu étranger yi boo moyt ci fayit la leen di yóbbu am ay jamono ngeen sóobu woon ci ab grève instant yi lii nii nga xam ne bu continuer yéen jàpp ngeen ne doo leen continuer ci seen liggéey loo leen fas yéene def ci wàll wi. waaw li ñu fas yéene def mooy déjà ñëw nañ fii pour wax ko ñu dégg ñaareel bi mooy dinañ jéem a daje képp koo xam ne sa liggéey màcc na jëm ci lii muy ministre du commerce muy ministre de l'économie du budget du budget voilà de l'économie du budget ak képp koo xam ne rek sa loxo laale na ci lii pour ñu toog autour d'une table xool nu ñuy waxtaanee ci lii. régulier foog ngeen ne état bu Sénégal dina ne bu fi chinois coupe indien duggateem. non waxuñ na bu fi chinois dugg waxuñ bu fi indien dugg déedéet. waaye nañuy def seen réew yi ba protéger seen i ñoñ nañ ko def ñu nit fii ba protéger suñuy ñoñ ñoom ñu liggéey am li ñu war a am ñu nit ñu liggéey am li ñu war a am ñëpp nekk ci jàmm. pratiquement de façon pratique nan nga yaakaar noonu lañ ko war a defee kon. waaw ni ñu ko war a defee si je prends le cas de l'usine là li ma la wax rek la mënoo nekk producteur bëgg a nekk distributeur ba nga xam ne bëgg sax nekk ambulant parce que man miy wax ak yow ñëw nañ ba ci sama place di ma présenter marchandise moo xam ne ni ñoom ñoo koy fabriquer mais bi ñu ma waxee prix dama jàpp sama gémmiñ. daa yomb. non mais c'est extraordinaire c'est-à-dire man bi ma ko importer de Chine prix de revient bi ma ko amee li ma ko jaay moo ko gën a yomb fii xam nga kooku man dama lay wax ne la balaa ngaa wax cher na ak cherul dafay fekk nga mën a jaay parce que man su ma indee bagage boobu mu may présenter man dama ko mënta jaay bay am dara qu'est-ce que je vais faire ranger samay bagage dem loolu dañoo war a toog ñu waxtaanee ko moo xam indien yi la moo xam chinois yi la moo xam keneen ku mën a doon waxuñ na bu kenn ñëw ku mën a ñëw na ñëw mais nañ ko def dans les règles de l'art. jërëjëf Omar Cissé président commission scientifique ACIS association des commerçants et industriels du Sénégal jërëjëf Georges Déthié Diop jaa ngeen jëf mbokk yi yéen ñu topp ci suba ak léegi ci TFM ak ci RFM matin yendoog jàmm. RFM matin. RFM matin. émission bi yee waa Sénégal.